أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابة أجمعين mbokki jullit yi mbokk àdduna bi gannaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi fii ci kër Alaaji Ahmad Baro di kër Cheikh Alhaaji Mouhamed Ndiéguène di waajal fa tabarakallahu guddik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu àndoon ak fa tabarakallahu waa Green TV ci plateau yi nga xam ne fa tabarakallahu moom la ñuy amal ci xadra bi tey nag ñu dalaloon borom xam-xam boo xam ne ku ñëpp xam la ci dëkk bi ku ñëpp ràññee la it ci xadra bi waaye it ku ñëpp bàyyi xel la ci kër gi muy professeur Adama Gueye di doom ci suñu baay Omar Gueye mi nga xam ni moo jiite woon fédération daayira Cheikh Alhaaji Ahmad Baro bi nga xamante bii ne moo nekk ci diggante taax kaw ak kër Maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène gannaaw bi sëñ bi wuy jee boromam subhaanahu wa taala di góor gi Omar Gueye moom sëriñ Adama mi moo nekk ci taxawaay ya góor gi amoon ci fédération bi donte am na ñu ko jiite waaye moom mu ngi seen gannaaw di leen jàppale ci liggéey bi ci wàllu xam-xam ak di leen dolli xalaat tey nag fa tabarakallahu moom la ñu dalal muy professeur boo xam ni mu ngi nekkoon lycée bu Thiès depuis 2001 ba 2006 léegi nag li ëpp ci njàngaleem mu ngi ci université bu Thiès tey nag moom la ñu indi woon fa tabarakallahu mu fas yéene waxtaan ak nit ñi ndax ñun ñëpp xam nañ ni feebar bi am na di coronavirus waaye nag am lu ci science wax te science lu mu rëy rëy ñun ay jullit lañu am na lu ñu lislaam war a digal ci loolu ñu xool naka lañ ci war a taxawee kon loolu mooy li nga xamante bi ne moo tax tey ñu dalal fi professeur Adama Gueye ci loolu lay waxtaan bu ko defee yéen ñëpp ngeen xam ko bu ko defee ngeen mën koo may nopp mu daal dugg ak ñun ci waxtaan bi. présentation bi rafet na jaar na yoon di jiital ci sama wax di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di wax alhamdulilahi rabbil alamin suma salaatu wasalaam ala rasulillah xëy na di compléter un peu présentation bi nga def ci sunuy jaar-jaar yi nga xamante ni dañ koy sant yàlla sant ko sunuy wéyjur mooy bi ñu jógee di jàngale te njëkkee ci lycée yi def quelques années dañ fa jógee nekk conseiller pédagogique mooy ñi nga xam ni dañuy encadrer jàngalekat yi nekk ci diggante lycée yi ak collège yi bi ñu jógee ci loolu ñu def ñu formateur biñ ci jógee ñu dénk ñu CRFPE bi nga xam ne ñu ngi ko gënoon a xam ci EFI ñu yor ko lu toll si ñetti at waaye diggante boobu ak léegi def naa mi ngi bëgg a toll ci fukki at ak lu topp bi ñu nekkee di yëngatu ci université bu Thiès ndax bi ñu jógee États-Unis en 2008 ba fi ñuy wax ak yow nii ñi ngi jàppalante ak université bu Thiès loolu dañ ko doon dugal rek di mottali présentation bi tey nag ñu bëgg a waxtaan ak sunuy mbokk taalibe ci sunuy ndigalu kilifa ci lu nga xamante ni nii xëy na du sunu xereñce waaye boo nekkee ci barab ñu am lu ñu séntu si yow ci lu jëm ci xam-xam la nga ca amakus néew da nga ci yéwan nga laayante ci biir ak say mbokk taalibe li ñuy wax ni ñu ngi ko jukkee ci thème bi nga xamante ni ci symposium bi la déparé woon ndax dañu ni ci symposium bi islam science et pandémie boo nee islam science et pandémie da ngay gis ni concept bu si nekk dafa taxawaayu boppam islam diine la bi ginnaaw bu mu nekkee diine nekk civilisation mooy dundin science di xam-xam bu nga xamante ni nii dafa lal dund doomu aadama ndax yéen borom yéen ñi jàng yéen ñu gën a xam ni sunu borom li mu njëkk a wax sunu sang Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy iqra bismi rabbik iqra boobu daf ñu topp ñun ñëpp. muy kiy jullit ak ku dul jullit ndax ci biir iqra boobu ci ngay jàngee xam-xam bi nga xamante ni dafay jariñ doomu aadama bi rek te buñ nee doomu aadama bi waxuñu jullit bi dañu wax rek nit ki kon dafa war si jullit bi dafa war ci doomu aadama bi nga xam-xam boobu nga gëstu ci aslaf moo loolu moo indi science ci biir ñu ni pandémie ñu koy tekk ci olof mbas feebar bu dajal àdduna nga gis ni feebar boobu bi mu dalee ci sunu réew ñëpp jaaxle dañ cee déglu ñi nga xam ni ñoom ñoo féetewoo ci côté boobu muy docteurs yi fajkat yi gëstukat yi ci wàllu santé ñooñu wax ñu niñ ci war a taxawee lañ ñu wax am na nu ko diine gisee am na nu ko jullit yi jàng war a gisee muy lan ñëpp xam nañ ci xam-xam bu gàtt que islam dafa fonk xam-xam
boo gisee ñu bëgg a wax ci diggante diine ak science ak mbas dafa fekk ni science diine mënta dem te àndul ak science ci niñ ko xamee si thème bi nga xamante ni moo ñu concerné muy pandémie bi science dafa am lu mu ci wax bi science àddoo boroom xam-xam yi jullit yi dañu xool dañu jàngat li science wax ndax méngoo na ak sunu diine ma wax leen sànq ci sama njaal benn wax ni leen diine dafa fonk xam-xam boo xoolee feebar bi mu egsee ci sunu réew dañoo njëkk a taxaw ni nañ tëj école yi nañu fonk di raxas loxo yi nañuy takk ay masque nga xool ni ak cet la cet googu islam daf ko woote kon dégg naa ci sunu imam bu baax bi la mu ñu njëkk wax keroog bi ñu dajee ci jumaa ji imam Asbaro daf ni képp ku nga xamante ni yaa ngi jàpp waxtu yu juróom yow de sàmmonte nga ak loolu ñu wax ci raxas ay loxo dolli ci ni képp ku nga xamante ni yaa ngi takk masque di ngay seet li ngay wax te jullit warul def lu ko neex rek mu wax kon takk boobu ngay takk sa masque ñi ngi lay téyeloo sa làmmiñ ci lu nga xamante ni nii jaru ko donc jullit war na seet lu muy wax ak lu mu dul wax ñu ni distanciation mooy nga téye sa bopp ci sa kër ngay toog bañ a dem ci jotaay bu nga xam ne du farata loolu également boo ko gëstoo ba ci biir mu nekkaat recommandation bu islam wax kon li nga ciy jànge ci jàngat bu gàtt ci loolu rek mooy ndekete lépp lu ñuy jàng ci diine dafa méngoo ak science jullit bi ci boppam moo war a def effort di xool li muy liir ci téere bi ak ndax dëppoo na ak science moo tax musulman bi pour diine mat jullit bi pour diine mat il faut mu nekk aussi scientifique quelque part wala boog mu fonk science te li may dëggalee wax boobu mooy feebar bi cosaanam feebar bi bu mu amee lan lañ ñu wax dañ ñu ni nit day moo yemul place am moo tax feebar bi am loolu dafa baax jullit bu nekk xam ko nit moo yemul place am mooy lan mooy bu ñu amoon discipline bi ñu war a am kon du ñu imposer suñu bopp modèle de développement bii ñu imposer suñu bopp modèle de développement bu nga xamante ni dafa dugg ci dundu mala yi perturber écosystème bi ba tax na feebar bi dugg ci sunu biir loolu dinaa la ko leeralal tey boo jëlee ñi nga xamante ni ñooy pompe pétrole bi ci suuf nga xool ñi nga xamante ni nii ñooy gas or bi ci suuf ak diamant bi ca àll ba lañ koy defee àll boobu bu ñu ñëwee dañu fay fekk mala yi ñu dëkk fa waaye bu ñu commencé di gas mala yi dañuy daw di génn ndax dañoo nangu seen dëkkuwaay ña fa toog di gas duñ fa def benn fan duñ fa def ñaari fan danañ fa def ay semaine ki weer boo xefee ñu def fa ay at danañ dem bay lekk ci mala yooyu nga xamante ni jurug àll la woon bokkul ak jurug kër mala yooyu dafa am lu leen yàlla bindee am lu mu leen booleel yaa ngi lekk ci ñoom am na feebar bu nekk lu nga xamante ni microbe wala virus bu nekk ci ñoom yow nit ki bi ngay jëfandikoo seen ndawal def nga ko ci sa bopp ndax yaa leen fekk si foofu jëfandikoo leen boo paree sa liggéey nga ñibbi ci dëkku taax boo ñëwee nga jaxasoo ak nit ñi feebar bi dal la feebar boobu la dal nga wàllu ko nit donc boo xoolee virus bi comme yi fi jaar muy Ebola muy Sida muy feebar bi tubaab di wax SRAS ba ci coronavirus bi yooyu yëpp boroom xam-xam yi gëstu ci science liñ ci génnee mooy doomu aadama bi kat ci ak bëggeem ci ñàkk a régler boppam ci ñàkk a am discipline moom moo perturber l'écosystème nga gis ni bi feebar bi amee ba ñu téye nit ñi ba commencé di gëstu ci naka la ñuy def ba mbas mi ba ñu indi ay lor yu bëri toog bi nit ñi toog ay weer génn ñu tax na nawetu ren bi dafa nangu ñu ni ndax lan ñu ni ndaxte dañoo wàññi pollution bi considérablement nga xamante ni jaww ji jaxasootul na mu doon jaxasoo bu fekkente ni ñi ngi émettre ay gaz carbonique constamment couche d'ozone bi nga xamante ni ñu ngi ko doon xoos jamono bu nekk ak pollution boobu couche boobu mi ngi daal di mi ngi reconstitué wu mi ngi defaruwaat kon ñun ñi ngi restauré waat la nature ci bi ñu toogee régler suñu bopp kon loolu jullit bi war na ko xam que ni àdduna bi yàlla mi ko bind daf ñu boole ak benn livre muy alxuraan muy code de conduite boo xamante ni kenn ku si nekk war nga def sa kéemtalaay kàttan xam ci lu bëri ndax ci xam boobu ngay xamee ci li la yàlla wax si sa diine ci si téere boobu mooy tax nga xam yooyu nooy nekkee ci kaw suuf ba doo fi yàq ndax tey jii ñun ñëpp koo ci wax mu ngi portable bi am na lu ciy dem ci minerai boo xamante ni dañ koy gase ca àll ba te gas boobu ñuy gas minerai boobu di ko wut pour mën a defar suñu portable ma nga yàq dëkkuwaayu jàmbur
yaa ngi yàq dëkkuwaayu jàmbur sa yoon nekku ci ndax am nga loo bëgg yaa ngi lekk mala boo xamante ni wutaloon nañ la loo mën a lekk loo xamante ni lor du la ci fekk waaye jamono ba nga nekkee foofu jekk ko tax nga jëfandikoo ko seetuloo ndax sa lu la sa diine wax xalaatuloo kii ndax war naa ko mën a lekk te feebar du ma ci fekk lu dul jàpp nga ni rek ni parce que li koy waral aussi mooy nga dagg rey mala ci àll togg ko togg bu jaarul yoon virus ba nekk ca mala ba deewul na mu war a deewee nga lekk ko boo demee mu def la feebar yow nga wàllu ko ay nit ndax yow nit nga foog nga dellu ci nit ñi am na ci exemple bu ñuy joxe en Malaisie ñu ni bi Ebola kii bi di am coronavirus bi njugub yi dañ daan ñëw ci ay garab yu nga xamante ni nii ci la ñuy lekk guddi gi garab yooyu bu ñu njugub di lekk parfois dina am fruit bu wadd fruit ba fa muy wadd àll la woon mais àll boobu dañ ko goroon ba mu set ñu dëkkal fa ay mbaam xuux yoo nga xamante ni ña ko fa doon dëkkal sax ñoom duñu ay ñuy jëfandikoo mbaam xuux waaye gisoon nañu liggéey ci mbaam xuux dox na tax ñoom ñu def ay parc foofu di fa yar ay mbaam xuux pour jaay ko waaye njugub ya lekk yooyu ñu daan lekk fruit yi dafa wadd mbaam xuux ya daka lekk tax na seen dem àll yi ak seen yuut yooyu nga xam ne ma nga daan des ca fruit ya tax na mbaam xuux yi bu ñu lekkee ñam boobu virus ba topp na mbaam xuux mbaam xuux boobu bu ñu ko yóbbee bu ko nit ñi reyee bu ñu ko jëfandikoo feebar bu topp leen te loolu lépp ma nga amee ci àll ba kon foofu encore une fois li ci nit war a jànge mooy lan mooy ni doomu aadama dafa war a gëstu am xam-xam ba nga xam ci biir xam-xam boobu ngay am tamu leer moo lay may nga yar sa bopp ba nga xamante ni di nga xam ni fii ci àdduna bi la fi yàlla indee aussi booyalu la rek nga war a dox ci lu la neex loolu suñu sang Seydina Muhammad ci guddeem la ñu nekk jàngale na ci lu bëri bëri waaye ñun jullit ci sunu tayeef ci sunu gàtteñlu doxuñu ci gëstuwuñ ci ba niñ ci war a demee tax lu bëri réer ñu ci mais bu fekkonte ni dès le départ nit ñi nee nañ modèle développement de neex na am portable de baax na am ay oto yu bëri de baax na waaye am na fuñ ciy toll dana jur ay lor yu nga xamante ni duñu xam fu ñu jëm ak moom parce que liñ leen dul wax mooy mbas moo gis dafa ñëw pour rééquilibrer l'écosystème la nature loolu dafa baax nit ñi xam ko boo gisee ñu ni la bu ñu toogee nangami at dana am mbas mu dikk mbas moomu bu ñëwee ñu ni la nattu la waaye lépp du fitna pourquoi parce que dafa am lu nga xamante ni doomu aadama duggoon na fa te yoonam nekku fa te waru fa woon a àgg mbas ma ñëw pour lijjanti loolu jël ay bakkan nit ñi daw xoolaat seen bopp xoolaat ni nii ñu doon dundee li ñu doon def ëpp na ñu loolu la ñuy wax delluwaat ci yàlla kenn ku si nekk da nga dellu ci yàlla ci sa façon ndax def nga loo xamante ni julal na la lor nga toog xoolaat sa bopp donc foofu la science amee solo mbiru mbas nag bii du bu njëkk yàgg na ci àdduna 1918 1919 ñëpp dégg nañu grippe espagnole ñu tuddee ko grippe espagnole mais en fait jógewul Espagne États-Unis la jóge woon te boo xoolee bi mu ñëwee tamit lépp lu ñuy def ci coronavirus bi lépp loo xam te def nañ ko ci coronavirus bi ci maanaam takk masque ci désinfecté ci distanciation loolu amoon na fi kon di dëggalaat encore une fois que mbas saay woo ko gisee rek xamal ni doomu aadama moom moo xuus foo xamante ni du palaasam sunu borom réagir moom mu war a dellu siwaat xoolaat ndax li mu doon def noonu la wula bi war na see jànge xam ni moom dafa am fu mu war a yem ndax yàlla bindul jullit bi rek fu ko neex mu jëm doomu aadama en général waaw kon bu ko defee te it mbas mi wax nga ne du première fois muy am ci àdduna am na yu ko jiitu woon ba nga duggoon ci maladie espagnole doon leeral ne jógewul Espagne États-Unis la jóge foofu rek lañ bëggoon nga dugg fa rek continuer sa thème ba mu jeex incha allah. bu feeñee aux États-Unis nekkoon lu mel nii mooy li ma la wax toujours doomu aadama ci bëggeem ci bëgg dundu gu neex ci kaw suuf ci toujours bëgg di explorer lu nga xamante ni nii xëy na la mu ciy gis ci njàlbeen mooy lu ko yokk ci wàllu dundin fekk am na lu mu perte de vue parce que ni ñu yàlla bindee ñun ñuy doomu aadama gënal ko lépp lu mu mën a bind noonu la bindee yeneen mbindaafun muy mala. muy garab muy leneen loo xam te ni dañ ko war a ormal tey boo demee ci société asiatique yi mais boo gisee seen lekk lu ci ëpp c'est des fruits sañu ñu rey benn mala ci seen bànneexu bakkan du ñu yàq parce que da nga koy gëstu ci fànn science yu bëri nit ki pour dundam mën a yéwén pour mu mën a am wér-gu-yaram mën a am xel mu dal mën a am sax même spiritualité bi ci war dëgg il faut nga ormal la nature loolu mooy premier message yu pandémie leneen li ci gën a doy waar mooy bi mu feeñee en Europe
ñu bëri dañoo defoon ay projection ñu ne mbas mii de bu duggee Afrique dana ko faagaagal ñëpp di ci tiit mu dugg Afrique boobaak léegi ñu ngi ci ay juróom-ñaari weer juróom-ñetti weer mais ba léegi kenn gisul dégâts bu tax bu ñuy wax bu mu fi defagul kon loolu am na luñ ci war a mën a jàngee africain lan mooy dooleem fi mu toll jàmm yàlla la gën a féetewoo bu dee science bu dee développement fànn boo ci mën a jël les occidentaux ñooñu ci raw fuuf waaye tey ji ñëpp gis nañ ñu ni na mu leen fitnaale wu ko africain yi pourquoi parce que tey boo demee en Europe ni ñu boyalee seen bakkan ci notion de liberté lu leen neex ñu def tey boo demee fu mel ni États-Unis Californie góor ak góor ñi ngi sëy jigéen ak jigéen ñi ngi sëy boo duggee ni ñuy violer la nature ni ñuy pervertir la nature nga dem en Chine fi feebar bi feeñ nga dugg ci seen marché yi dañuy jël les animaux sauvages teg nii jël les animaux domestiques teg nii lépp ñu ni lii lu ñuy lekk la te yàlla la ko sooboon mooy les animaux sauvages nañu rester dans la nature les animaux domestiques toog ci kër gi yow mi nga xamante ni doomu aadama nga boy lekk nga lekk si animaux domestiques yi ñoom gisewuñ ko noonu dañ leen a jaxase boobu ñu leen jaxase ci benn barab tax ñuy wàllante ay feebar ba nga xamante ni doomu aadama bi bu ko jëfandikoo mu jural ko lor lan moo ko waral topp suñu bakkan africain bi nga xamante ni eggul ci yenn niveau de développement yi nga xamante ni mayu ko moom muy agresser la nature comme ñële di ko def dans une certaine mesure mën nga jàpp ni loolu moo ñu tax a mucc parce que tey mode de vie bi ñëlee amee parce que tey ak lu coow li bëri gis nga ba léegi ni fii góor jigéen ak jigéen sa yëgu fi góor ak góor su ko lu ñu fi mën a def muy safaan ñu ngi koy nëbb ñuy dal ci seen kaw waxuma amuñu yenn moyens techniques yu leen permettre ñuy agresser nature bi di perturber l'écosystème par le développement industriel ou bien par l'exploitation des mines yooyu amu fi doole tellement xëy na loolu mën na nekk explication lu tax ñun lor yi egsiwul ci ñun ni mu egsi ci en Europe donc loolu baax na bàyyi xel en définitive su ma doon conclure sur cette première partie damay wax rek nii c'est très important que en tant que musulman qu'on soit imbu de science parce que en vérité on ne peut pas restaurer la crédibilité du musulman dans ce monde s'il n'est pas suffisamment imbu de science pour pouvoir s'expliquer certains phénomènes. Le musulman n'a pas le droit d'avoir le comportement d'un ignorant. Ces pandémies, ces phénomènes naturels de restauration de la nature, c'est des phénomènes que l'on doit pouvoir s'expliquer scientifiquement avec une caution musulmane, c'est-à-dire une caution que l'islam, avec, j'allais dire, la caution de l'islam, c'est-à-dire qu'en tant que musulman, quand on vous demande de vous distancer, d'éviter les contacts, de vous laver les mains, de porter des masques, cela répond dans une certaine mesure aux besoins de discipline, de civisme et d'hygiène. Parce que le musulman a également ce droit et ce devoir. Aujourd'hui, nous, en tant que musulmans, nous devons prouver au reste du monde que notre religion est la vraie et la bonne. En ce sens qu'on a vu, qu'un éminent professeur anglais l'a expliqué, que si cette maladie qui est le coronavirus n'a pas su faire beaucoup de dégâts dans nos pays, c'est en partie parce que la plupart des recommandations scientifiques coïncident parfaitement avec les recommandations religieuses. Quand on nous demande de ne pas serrer la main, parce que ça peut être facteur de contamination, il est clair que l'islam a depuis très longtemps interdit aux hommes de serrer la main aux femmes. C'est pour dire que le fait de serrer la main n'est pas nécessaire. Si on nous demande de nous distancer, de rester chez nous, c'est que l'islam a, depuis le début, recommandé à ce que le musulman soit suffisamment imprégné de discipline et de rigueur pour éviter de divaguer. Le musulman ne connaît pas les boîtes de nuit. Le bon musulman, il se couche à l'heure, il se lève tôt. Il a une hygiène de vie. Un bon musulman, il est suffisamment imbu de science pour comprendre qu'il n'a pas le droit d'agresser la nature juste pour son propre profit. Il a de la révérence par rapport aux autres créatures qui évoluent dans la nature. Il est suffisamment conscient qu'il doit respecter l'équilibre de l'écosystème.
Donc, en fait, ce serait ma première contribution sur ce plateau par rapport à ce triptyque qui est l'islam, la science et la pandémie, parce qu'aujourd'hui, on sait bien que la meilleure manière de nous protéger contre la pandémie, c'est d'observer des règles de discipline qui sont basiques, fondamentales. J'ai beaucoup aimé quand j'ai constaté que non-religieux pour la plupart sont restés en phase avec les recommandations de l'État qui s'appuient sur la science. Parce qu'en fait, autrement, on serait dans des difficultés et on aurait laissé une mauvaise image de ce qu'est le bon musulman. Masha'Allah, professeur yëfi leer na ma fàttaliwaat nit ñi rek ne moom mooy vice-président comité scientifique bu gàmm gi muy borom xam-xam yaakaar naa li ngeen fi dégg leer na muy ku ñu am yaakaar ci moom ci xadra bi li mu wax tamit leer na nee na li tax yëf yi melul ci Afrique ni mu mel ci biti mooy Afrique premièrement dañoo am kilifa te it fi gaa yi yegg ci yab yàlla ak ñeme agressé nature bi ak def luñ leen santul ci wàllu mala yi yooyu tax na feebar bi mel fa nam fa mel waaye ñun ba tey yàlla ak ñuy bàyyi ak suñu sago ñuy góorgóorlu ci li nga xamante bi ne moom la fi suñu mag ñi bàyyi te mooy am na loo xam ne suñu sañ-sañ yeggu fa kon loolu it bu ko defee na ko ñëpp bàyyi xel léegi professeur yaakaar naa yegg nañ fi ñuy yëkkatee jotaay bi sa kàddu bu mujj rek ak taxawaayu waa Green ci liggéey bii nga xam ne moom la ñu def ci kër Alaaji Ahmad Baro kër Cheikh Alhaaji Mouhamed Ndiéguène di def ay plateau yu mel nii di invité borom xam-xam yu mel ni yéen lan ngay wax ci loolu ak lan la mën a jëriñ peuple bi. Oustaz ma gën a kontaanaat ci laaj boobu li may njëkk a rafetlu mooy ni nga tënkee li ñu wax ni nga ko tënkee te muy lu jub lu tegu mooy ni Afrique bu muccee ba léegi li mu warul fàtte mooy ni kilifa ak yamale boppam en tant que nit xam ni nature bi adduna bi moom rek nit rek nekku fi am na leneen lu fi nekk considération boobu ñu am vis-à-vis de la nature bokk na ci li nga xamante ne nii sauvé na leen en partie te buñ ci gënee góorgóorlu préserver la nature te bañ a développer wu avec la nature et non contre la nature dana nekk njëriñ ci ñoom. Deuxième point bi kër gi sunu kër maam la sunu kër sëriñ la sunu kër baay la sunu baay li mu am lépp fii la ko def moo nekkoon président fédération bi njaboot gi ñi nga xamante ne ay doom la ci moom ak ay sët lañu ci moom ñoom ñëpp njabootam lañu. sunu xalifa sunu baay sama pap Muniru xaritu benn bakkanam la woon doomu bàjjanam la ñun li ñuy def fii sañuñu ko bañ suñu kër gi woowee ci mbir suñu mënee ak suñu mënul danañu ñëw danañu jéem loolu sañuñu ko bañ dañuy ñaan yàlla rek lépp luñ fi def yàlla na méngoo ak ñoom li ñu séntu ci ñun te yàlla nañ ko def te yàlla rek tax ndax ñu mën ci jëriñu di rafetlu taxawaayu Green Green également ñooy ñi nga xamante ni ñoo indi beneen dimension ci gàmmu kër gi loolu dañ leen koy sargale xale yu nga xamante ni li ma ci gën a neex mooy c'est des jeunes techniciens compétents def seen contribution ci jël gàmmu kër Maam Alaaji yóbbu ko ci niveau yu nga xamante ni nii yàgg nañu gàmmu mais eggu fa woon Green moo ko fa yóbbu accompagner symposium bi ak générosité di leen couvrir ni mu waree ba nga xamante ni tey jii daaw bi ñu fi indi le professeur Iba Der Thiam bi mu dikkee la mu wax ñëpp dégg nañ ko visibilité bi gàmmu gi am visibilité bi symposium bi am visibilité bi xadara bi am disposition technique bi Green mettre en place moo ko permettre kon docteur Assane ak son équipe xale yi ñi ngi leen di sargal ñi ngi leen di ñaanal yàlla ñi ngi ñaan lii di yokk jëm kanam di gën a jëm kanam kontaan dong lañ ci def yàlla na yàlla barkeel leen. macha allah professeur kon yow it biñ la woowee nangul nga ñu waa Green yëpp ñu ngi ànd di la gërëm si sa teewaay si plateau bi lii daal mbokk yi moom lañ leen andiloon di santaat yàlla bu baax di gërëmaat suñu xalifa Serigne Muniru di ziyaaraat magu xadra bi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.